te ca bitim réew di ñaan ñu yokkal leen app gi pour campagne njaayam gerte gi ñu xam ne ni lu ëpp ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukki junniy tonnes yóbboogum nañ ko ca bitim réew bi campagne bi tàmbaleek léegi ndaw yu Dagana di sàkk ñoom ñu boito usine tomate bi fa newoon di Sokas ndax nee na ñu bëri ci ñoom amatu ñoom xëy gannaaw bi usine boobu tëjee atum 2012 ba léegi tàggat yaram football ak championnat Ligue 1 ñu wel fukk ak benneelu bëccëg bi ay match yu ñuy xaar tey ji muy mi dara dox diggante AS Douanes ak Jambar naka noonu tam diggante Casa Sport ak Jaraaf mu fekk nag waa fédération bu football ñoom xam ne ne daañu wut vol privé pour yóbbu juróom-ñeenti joueurs Sénégal yéen nekk foofule ca France gannaaw bu ñu joué ak équipe nationale ba noppi mu ne woon sart bi nga xam te ne moom la fédération bu football bu France daal di woon teg nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu ne ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Amady Ndiaye moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak mbas mi di coronavirus gannaaw bi nga xamante ne nag lii di état d'urgence bi daal di ñu koy yëkkati gouverneur bu Dakar may nag artistes yi ñu mën a tàmbaliwaat seen i yëngu-yëngu ci loolu nag nee na léegi musique way ak i fecc may nañ ko ci béréb yi ñuy jaay boisson naka tam béréb yi nga xamante ne dañ fay feccee loolu nag teewul mu sàkku ñu daal di sàmmonteeg li nga xamante ne mooy digle yi waa kër docteur dogal yooyu nag ñi jëloon ko ngir fexe daal bañ jàng mbas mi law ci réew mi waaye teewul nag ba léegi nii mi ngi gën di law ndax fi mu toll nii lépp ñaari junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari nit ñi ngi jamono ji ci kër l'hôpital yi ñuy saytu seen wér-gu-yaram fële nag ca centre de santé Rasoul bu Diamaguène Sicap Mbao foofu nag taxaw malade yi fa hospitalisé ren fa rentré nekk na jafe-jafe ndaxte lal ya doyul rax si dolli tamit lu bëree bëri manqué na foofu lay ca boobule bërëbu fajukaay leeral gi ndongo ka centre de santé bu Diamaguène Sicap Mbao di dalal nag ay nit ñu amee jàngoroy coronavirus zone tampon bi ñu fa teg ñu jagleel ko nag ñii di cas sévère yi ñuy topp nag ci kër yi waaye dispositif bi nag mu mel ni lañ ko jagleel ci ay lal moo daal dee doyut docteur Diambo Ndour Faye di médecin chef bu district sanitaire bu Mbao. ci zone tampon bi am nañ ci ñaari lal parce que bloc opératoire bi nga xam ne moo fi nekk foofu la ñu bëggoon yokk lal yi mais nag malheureusement ñu ngi ci problème électricité ba léegi pour am électricité ci bloc bi buñ ko amee am capacité bu yaatu mën a jël en charge ñu bëree bëri ñu ngi ciy dox ay jéego waaye ba tey sotteegul mais lu mat fanweer rek lu topp cas yoo xam ne ñu ngi leen jël en charge boobu ba léegi te yàlla mu ngi ciy defal jàmm am na ñoo xam ne ñu ñëw fii tànne delluwaat seen kër am ñoo xam ne ñu ñëw fii ñu am place yóbbu leen ci centre de traitement yi. ngir yombal nag prise en charge ñi nga xamante ne ni ñoo amee ay jafe-jafe ngir mën a nooyi ci di directrice bu centre Guinée di Maymouna Balde daal de làmb ci gafagaam def ci nag li mu ci mën moom nag responsable politique APR la ci Diamaguène Sicap Mbao. ñooñu sonn nag la ñu bëgg di sauver bu ñu amee oxygène moo tax ñu ne ñun dañuy indi oxygène pour mën a sauver ay bakkan yi nga xamante ne yu naroon a rot ñëw nañu ak 500 masques aussi. mu doon nag ndimbal goo xamante ni dafa ñëw ci waxtu wan ko soxlaa bu nu sukkandikoo ci kii di médecin chef bu district bu Mbao docteur Diambo Ndour Faye ni nag jëf ju ni mel moom doon na lu muy rafetlu. ndax xam ngeen ne masques yi dañ ko soxla chaque jour mais oxygène boobu dañ koy soxla pour mën a faj ñooñu nga xam ne ñoom ñoo présenté ay formes sévères. district sanitaire bu Mbao ba mbas mi duggee ci réew mi ak léegi daanaka wàññi nañ fa lu yamook junni ci ay nit ñu amee nag li di jàngoroy coronavirus ndongo ka Diamaguène Sicap Mbao rajo Futurs Médias. ndongo ka mu fekk nag jamono jooju ñu ngi ci ñàkk yi biñ ko tàmbalik léegi nag lu toll ci 150,000 di téeméeri junni ak juróom fukk ci doomu aadama daan nañ ni ñàkk ci réew mi boobu ak léegi biñ ko tàmbalee kon ba ajuma bi loolu buñ sukkandikoo ci ministère de la santé fële ci district sanitaire bu Mbao nag nit ñi fa ñàkk toll nañ ci lu ëpp ñaari junni des ba léegi ci wàllum wér-gu-yaram ak Kaffrine am na nag léegi benn médecin orthopédiste di nag docteur boo xam te ne mu yitte wàllum damm-damm liñ ko tax a jóg nag mooy bu nit ñi amee accident ñu mën a taxaw askan wa di koy rafetlu conseil départemental moom tamit joxe na matériel l'hôpital ba ngir ñu mën a taxaw ñi nga xam te ne dañuy accidenté wala am na ay damm-damm leerale ko Omar Ndiaye. conseil départemental bu Kaffrine jébbal ay matériel yu jëm ci hôpital bu yees bi ñu tabax bu yàggut lépp jëm nag ci ab sàkkuteef bu leen jébbaloon Bàcci Ñaa moo di secrétaire général bu conseil départemental bu Kaffrine. waaw matériel bi ñu indi tey mooy matériel li ñuy wax orthopédique mooy lépp loo xam ne lu jëm ci faj yax donc loolu yaakaar naa docteur Sow après dina ci ñëw waaye loolu matériel boobu donc matériel bi ñun conseil départemental tëbuñu rek jënd ko hôpital ñoom ñoo ñu wax li ñu soxla ñoom ñoo xool xam ne Kaffrine musul am li nga xam ne mooy médecin orthopédique donc service boobu musu fee am. matériel bu ni mel ñëw ci jamono ji ñu ko yittee woon bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Sow mooy docteur
docteur bi ñu dénk wàllu opéré bi. Vraiment bu fi ñëwee impact la bu am importance ci prise en charge bi mais également ci société bi, prise en charge économique, prise en charge sociale, beaucoup de choses. mu di ay jumtukaay yu ñu yittewoo am solo lool mën a jëriñ hôpital bi loolu moo di gis-gisu docteur Fall. Bon, orthopédie pour ñi nga xam ne dafa ñu médecine mooy lépp li nga xam ne dafa laal yax, dafa am orthopédie ak traumatologie nag. Orthopédie mooy lépp li nga xam ne dafa laal ay yax, traumatologie aussi mooy lépp lu nga xam ne dafa am gaañu de façon générale. Donc loolu moom mooy ñaar yooyu daal la ëmb. hôpital bu yees bile nag mën a dalal lu tollook téeméer ak juróom fukki lal am xeetu docteur bu ne te njiitu réew mi fas yéene ko inauguré fii ak i fan fekk na jamono jooju jawriñ ji njënk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr dalal na ko ba noppi ba liggéey bi door na. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. rajo askan wi. 8h tegal juróom benn minute wéy ci xibaar yi wax nag ci ndaw yi nga xam te ne ñoo dëkk ca Dagana ñoom yëkkati seen kaddu di sàkku ñu ubbi usine bi di Sokas nag di usine nag doon defar tamaate loxote bi ñuy woowee Jég bu Jar usine boobu tëj depuis 2012 waaye ndaw ya nee nañ ba mu tëjee ba léegi ñu bëree bëri ci ñoom amuñu xëy ndaxte toll nañ ci lu jege téeméer ndaw yoo xam te ne nañ kiñ ci usine boobu ñu bëgg nag ñu ubbiwaat ko ñu am ci lu ñu jàpp leeraleeg Mamadou Diagne. gannaaw ba ñu ko tëjee usine Sokas bi nga xam ni daan na employé lépp juróom-ñett fukki ndaw yu fii ci biir commune bu Dagana daan nay yokk taux de chômage bi ci gox bi lee lii tax ba ay ndaw daal di jóg ñu si mel ne Modou Sey Diallo di sàkku si ñu tijjiwaat usine bi lee si jamono ji nga xam ni xëyum ndaw ñi nekk na jafe-jafe. Sokas bi depuis boobu ba léegi mi ngi tëj yàgg na demande sociale population Dagana yëpp noo ngi koy laajte ñu ubbi Sokas bi pour jeunes yi mën si liggéey ñëpp noo ngi koy wax Richard Toll ak Sokone président de la République ñoo ngi lay ñaan Sokas bii nga xam ni moom ñu ngi tëj te waa Dagana yëpp doon si liggéey depuis 2012 kenn mënu ko tijji Dagana yëpp ñoo ngi ñaan président de la république ibbi Sokas bi bu ñu ko tijjee dana bare yu bare nga xam ni jeunesse bi daan fa mën a liggéey ñi ñu mën si daan seen doon vraiment Dagana yëpp ñoo ngi koy laaj te demande sociale la. kii di responsable ndawi APR yi fii si biir Dagana mi ngi sàkku si njiitum réew mi mu xoolaat politique de jeunesse am. dem si ñaax état bi am na jeunes yi nga xam ni du ñu bëgg projet ñoom mënu bind projet il faut que ñu jege leen ñu xool nu ñuy amee projet jéem def leen ay groupe de jeunes wala ay GIE pour jéem leen jàppale jeunesse boobu nag ni ñu soxla jeunesse boobu noo sonn jeunesse boobu noo bëgg lool apaisement am na si dëkk vraiment jeunesse bi aussi maa ngi leen di ñaax ñu ànd ak discipline ñu jéem a liggéey dëkk parce que dëkk bi noo ko bokk dëkk bi bu dalee rek mu nekk daal liggéey si liggéey te benn du si am coono du si am. jamul foofu ndax mi ngi xam leen ni ubbi teew usine tomate bi leen nekk na loo xam ne askan wi soxla nañu ko loolu rawatina baykat yi nga xam ni jóguñu si di jànkonteel ay jafe-jafe ngir conserver seen récolte yi lee Mamadou Diagne fii si Dagana ngir rajo Futur Média. Mamadou Diagne fële ca diwaanu Ziguinchor foofu nag balaa yàgg dinañ ubbi centre de formation bi ñu fa taxawal jëm nag ci wàllum tourisme ak lépp lu ko laale ministre bi nag demoon na xool fu ñu toll ci liggéey yi su ko defee nag dina tax ba nit ñi ndaw ñi bu leen tàggatee ñu mën a am xëy dañ ciy déglu ministre formation professionnelle Dame Diop ci micro Lamine Ba. centre bii ñu nekk mu nekk centre bu yees bu mucc ayib xam ne état du Sénégal def na ci milliards ak lu teg tuuti tabax ko équipé ko état du Sénégal nag président de la République jàpp ne ci formation professionnelle secteur privé daf ci war a am doole moo taxoon tey ma ñëw fii ci Ziguinchor pour dajale secteur privé bi nekk ci Ziguinchor Kolda Sédhiou pour ñu waxtaan ci naka la ñuy yoree centre bi parce que tey état dafay joxe délégation de service au secteur privé local. Sénégal nag nekk réewu ndaw loolu moo tax président su jëlee décision bi ñun en tant que ministère boo xam ne ñooy saytu wàllu xëy mi dañ ci am rôle central mais du ñun rek ñu taxawaay mooy lëkkale lépp luy politique ci biir gouvernement bi mais ci yeneen structures yi nga xam ne duñu gouvernement pour que ñu am benn cohésion d'ensemble pour jàppale ndaw ñi parce que nag bu ñu waxante dëgg 2012 ba léegi état du Sénégal def na ci wàllu formation insertion apprentissage ci wàllu liggéey lu bari waaye nag des na parce que suñu population moo ndaw te urgence yi bëri donc suñu taxawaay mooy lëkkale kuréel yooyu yëpp d'abord ci suñu biir en tant que gouvernement mais yeneen kuréel yi nga xam ne surtout kuréelu ndaw yi pour ñu déglu leen xool ak ñoom ku ci nekk ci fa nga dëkk yan perspective d'emploi nga mun a am mais jàpp naa ne du yàggati incha allah que ñu commencé gis ay jeexital décision yi en tout cas ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax et li ma wax xale yi rek que tey mbégte la war a nekk ci ñëpp rawatina ci ñoom ndaw ñi que la plus haute autorité de l'État jël décision yu mag yooyu jëmale ko ci ñoom.
mu ne woon ministre Dame Diop di ministre formation professionnelle wax lu saxal wàllu mbay mi ak campagne njaayam gerte bi ñi nga xam te ne ñooy yóbbu gerte gi ca bitim réew nee nañ fi mu toll nii nag yóbboogum nañu lu toll ci 270,000 tonnes di ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukki junni tonnes te nag am na yeneen fanweeri junni yoo xam te ne mi ngi ci port bi ñaari weer des ci campagne bi waaye ñoom buñ sañoon ñu yokk app gi su ko defee ñu mën a yegg ci seen xemmemteef di am lu ñu yóbbu toll ci 600,000 tonnes di juróom-benn téeméeri junni tonnes Salisom. COPEGA di kuréel gi nga xamante ni dafay jënd gerte xolli ko teg ci jaay ko biti réew nee na yéeneem ren ci li mu fas yéene woon liggéey xaajal na yoon wa ëpp na 300,000 tonu gerte yoo xamante ni ñoom jaar na si seen i yoxo bu ñu sukkandikoo ci seenum njiit di Habib Thiam. li nga xam ne moom lañ defagum mooy 200,000 junne ak juróom-ñaar fukki junne ton def nañ ko ci li nga xam ne aussi gerte gu ñu xolli la. yóbbu nañ ko te li nga xam ne am na loo xam ne des na ci port bi lu ñu xaw a méngeel maanaam fanweeri junne loo xam ne mi ngi ci port bi yoo xam ne demagul waaye ci loolu yëpp ñu ngi ci continuer di liggéey. fii léegi ñaari weer campagne njaayum gerte gi dana mat COPEGA di kuréel gi nga xamante ni day yëngu ci wàllu woowa moom day jël gerte gi di ko jaay ci bitim réew nee na ren juróom-benn téeméeri junni la fas yéene woon jënd ci tonnes yi gerte. waaye nag ndeyam loolu motewut ba léegi nii dañuy sàkku ci kilifa yi dérogation maanaam ñu may leen tàng ñu mën a wéyale seenub yéene Habib Thiam seenub njiit. moo tax fi nii ñu ngi baral suñuy loxo di jéem a seet na lañ koy defee waaye nag ak campagne bu mu jot ak bu mu munti nekk léegi-léegi dinañuy am su campagne bi jeexital li nga xam ne aussi moo des ci gerte gi pour bañ a lor ñi nga xam ne aussi ñooy jënd bitim réew ak lor ñi nga xam ne ñoo yore seen stock léegi-léeg dinañuy may loo xam ne la ñu ay dérogation c'est-à-dire que may ñun ndigal ci ay gerte goo xam ne xam nañ ñaata la ak fan la ak naka la ñu jox ñu ci ndigal pour ñu mun ko mottali mu yóbbu ko moo gën mu yàqu suñu loxo loolu tamit at bu jotee daa am waaye nag at bi aussi ñu ngi koy xaarandi. ñu nattoon ko si juróom fukk ren kilo gerte gi jamono ji mun naa jar daanaka ba ci juróom-ñetti fukk yu manqué yenti dërëm bu fekkente ni dañ koo tëkkalee njëg lii ci marché bi ak njëg li kilifa yi joxe woon ëppee na ko xaaj. Saliou gannaaw gerte gi ñu wax lu soxal wàllu dem beek dikk bi kii di Alassane Ndoye jiite transporteur yi bokk ci CNTS moom àndul ci dogal gouvernement bi nga xam te ni borom taxi bu nekk cette place da nga koy yeesalaat renouveler pour am taxi nee na nag loolu li gënoon mooy fexe daal chauffeur yi dajaloo def seen GIE su ko defee si lu mbir yi di gëne moom Alassane Ndoye yëkkati yoolee kaddu ca Kédougou ko mu demoon démb doon teewee AG bu regroupement chauffeur yu diwaan ga ñu déglu kaddu yi Alassane Ndoye ci micro Ibrahima Jabaxate. cette place bari na bari goo xam état bu la wax mën naa ko remplacer ma jël si cette place jox la oto bu bees mënul nekk xool nga renouvellement tata yi nekk Dakar léegi mu mat fukki at ba léegi nii boo duggee Dakar da ngay defe ni ab Njaga Njaay génn fa musu faa jóge da ngay wax ni super musu faa ñu ngi renouveler si gépp nag urbain Dakar tout court waxuma national mais urbain Dakar tout court la état bi mënul renouveler bu ñu noon tey cette place mu ngi def juróom-ñaari ñu xool cette place boo xam ni xam nañ ni bii kat wax dëgg yàlla borom dafa amul beneen mais su ko mënoon na am jël te mënoo koo jox oto bu bees kenn ku nekk ñu nit bu ñu organiser woon transport ñu defal leen ay GIE maanaam juróomi cette place juróom benn cette place ñu xool oto bu méngoo ak nombre bi cette place yi doon am ñu def ko GIE encadré nag transport bi ba oto boobu bu xëyee mën a am dara lu bari lu am solo bu ko defee ñooñu nga xam ne ku nekk da nga amoon sa cette place individuelle ñooñu ñooy séq bii si 60 place boobu mais bu ñu ko duggee si cette place par cette place bu ñu demee bala ñoo am car bi sax ñu découragé oto yi wàññeeku si tali bi ba pare rendement bi des. mu nekkoon Alassane Ndoye jiite transporteur yi bokk ci CNTS 8h tegal fukki minutes ak ñeent. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wax ci wàllum politique ak Ousmane Sonko mi wéyal nemmeeku yu muy amal ci kilifa politique ngir jaajëfal leen ci taxaw bi ñu ko taxawoon bi mu nekkoon ci jafe-jafe naka démb nag moom njiitu Pastef demoon na seeti kii di njiitu Agir di Thierno Bocoum ci loolu nag moom Ousmane Sonko daal ne ñaawlu ñàkk yemale mu gis dafa am ci yoon ci Sénégal ni muy doxee ñoom ñëpp nag àndandoo ci ne ñëpp war a jug taxaw su ko defee démocratie Sénégal ñi daal di koy sàmm teewoon na si ndaje boobu Fama Dione. njiital mouvement bi di Agir jàpp ni ki ko seet si nekkul rek ab politique dafa di chef de l'opposition Thierno Bocoum. le mouvement Agir suñu logique bu bopp dañu recevoir le chef de l'opposition. chef de l'opposition dañ koy renforcer. dañ koy encadrer. dañ koy téye. pourquoi parce que statut la boo xamante ne dañ ko dugal ci démocratie pour mu dundal démocratie. Ousmane Sonko tontu ko ni ko déet nekkuma chef de l'opposition. vraiment tu me fais un très grand honneur. mais je ne suis même pas sûr d'être chef de Pastef en fonction du chef de l'opposition. yaakaar ni njiital Pastef dafa war a riggal ndax déplacement yi muy def bu yeboo xaaj ji Ousmane Sonko ne
adversaire am samp na ñaari loxo ak ñaari tànk yi day dàbbali rek. dama ne tant que mi ngi am ay nit yu ñu tëj ci kaso bi te ñun suñu xeex moo tax ñu tëj leen du ma noppalu ñaareel bi fi mu toll nii du jamono noppalu parce que dañoo jàmmarloog ay adversaires yoo xam ne ñun ñëpp gis nañu seen jikko ak seen mérite melokaan gis nañ ni ñu toroxalee nit ñi ci 9 ans yi passé ni ñu jaayee nit ñi doole kooku boo demee nag ba xeex am ba yàlla def rapport de force bi inversé wu du jamono jii ngay dem tëdd daaj sa tànk ba moom mu xoggalikuwaat ñëw doggali jamono jii lañu mën a la ñu askan bi won mooy mi ngeeg ñun gëm naa ni téeméer yoo fi jël juróom-ñett fukk yi mi ngeeg ñun. njiital Pastef jàpp ni juróomi nit ñoo nekk ay danger yu mag ci Sénégal président de la République ministre de la justice procureur ak ñaari juge yoo xamante ni tuddul seen tur. Fama John des ci moom Ousmane Sonko ak mbir muy dox diggante mag Adji Sarr nekk ci kanamu yoon. jigéen ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi nekk ci kaw gi di yëngu ci wàllu mbay ñoom dem doxub ñaxtu la ñu amal li ñu bëgg mooy yoon leeral mbir moom ba mu leer nañ ku nekk ñu jox la sa àq ak sa yelleef taxoon ba ñoom jigéen ñoo ñu jigee ci diwaan yu bëri ci réew mi amal ab ñaxtu démb ca Njafat ca diwaanu Kaolack Ibrahima Diame. na yoon def liggéeyam dem ba jeex ci mbirum Adji Sarr Sonko bi de ndax nu mën a xam fan la dëgg féete loolu moo di woon slogan bi nga xamante ne jigéen ji de daal dinañ koy yëkkati ci seen doxum ñaxtu bu yëmbambaay bi le ñu amale ci tawa Mbudaay ci commune bu Ndiafate Ndiouk Mbaye moom mooy présidente fédération nationale des femmes du monde rural. justice a ngi def liggéeyam dañ koy ñaax pour mu gën a def liggéeyam ñun soxlawuñu lenn lu dul mu leer. bu aji tooñee ñu xam ne moo tooñ bu keneen tooñee ñu xam ne moo tooñ. ndaje bi nag ñu ngi ko amaloon ngir màggal journée nationale de la femme sénégalaise daanaka jigéen yi bàyyeekoo nañu ci diwaan yépp muy Thiès muy Sédhiou muy Louga teewoon nañ fi kii di Ndeye Diagne moom moo teewaloon waa Thiès. li ci yoon wax dañ ko cee war a def fu dëgg féete ñu xam ko mais waruñu ko seetaan kenn défendre ko ci dara ñun loolu moo ñu tax a jóg défendre ko ndax jigéen dañ ko war a jàppale dafa néew doon surtout xale. bu weesoo mbirum Adji Sarr Sonko bile jigéen yi waxtaanee nañu yeneen problème yu dem ci wàllu nawet bi di ñëw loolu lépp ci teewaayu kii di maire commune bu Ndiafate di Astou Ndiaye Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Diame fii ci Ndakaaru démb màggal nañu téeméeri at ci Amadou Makhtar Mbow newoon fi ministre neen tam doomu Afrique bi njëkk a jiite kuréel gii di UNESCO xew-xew bi nag ay kilifa yu bëri teewoon fa ñoom ñëpp ñu daal di àndandoo sargal Amadou Makhtar Mbow rafetlu liggéeyam bi mu liggéeyal Sénégal Kalsoum li lépp rek gi doore ci ab film documentaire buñ ko jagleel ngir wone ci dundam lépp loo xam ne jot na koo def gannaaw téeméeri at yiñ koy feteel mu nekk nit koo xam ne dafa marqué époque am buñ sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di Amady Bokoum nekk directeur bu musée civilisation noire. réew yoo xam ne amuñu doole du bañ leen dàq maanaam tey boo xoolee web bi kàddu Afrique ñaata la peut-être motul 1 pour 1000 pourtant loolu waxoon nañ ci bàyyi xel loolu day bokk na. ñu taxawoon yenn réew yi génn UNESCO ne ñi léegi dañuy xeex donc li mu wane daal nit ñu mel ni Amadou Makhtar Mbow ñu jara sàggal la. moom mii nag nekkoon na ancien directeur général bu UNESCO ci atum 1974 jàpp 1987 professeur Amadou Makhtar Mbow nekkoon na koo xam ne dafa yàgg di xeexal der bu ñuul looloo waral mu nekk koo xam ne dañ ko war a roy bu sukkandikoo ci ki nga xam ne moo di ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio. ñu ñëw fii tey am chance gis ko mën ko fêter mën ko célébrer li may ñaan mooy génération africain yi tey ñu xam combat yooyu. boo sukkandikuwul sa cosaan xam li sa mag ñi def da ngay répéter la même chose di def peut-être les mêmes erreurs peut-être nga may victoire ay ndam mais da ngay répéter les mêmes erreurs donc vraiment ñu koy féliciter mbokk mi féliciter xaritam yi di ñaan ñu perpétuer liggéeyam continuer ko ba africains yi mën ñoom tamit. ci bés bi nga xam ne moom lañ koy màggale nag muy firndeel téeméeri at yoo xam ne kii di Amadou Makhtar Mbow am na ko ñu jàpp ni nag yoon la ngir ñu fete ki nga xam ne dafa yàggal xeexal der bu ñuul yàgg xeex ngir nit ñi am seen liberté ngir jeexal bés bi nag ay exposition ak i colloque dañu ko amal lépp rek ngir fete ki nga xamante ni moo di Amadou Makhtar Mbow. ci xibaaru tàggat yaram sport weekend andi ceeg Cheikh Tidiane Diagne.
mbokk yi dal nag jàmm ci sport weekend Cheikh Tidiane Diagne moo féetee ci micro bi ci machine gi Matar Samb dañu koy dal door rek football championnat bu Sénégal di Ligue 1 bi ñu ngi seen 11e journée genn jongante cote daal di amoon ci samedi gi ci stade Alassane Djigo bu Pikine diggante Dakar Sacré-Cœur la ak ñaari tali Dakar Sacré-Cœur sax moo ci mujj am ndam benn bal ci dara seen but bi nag ñu ko dugal ba match bi amee genn waxtu dañuy daal di déglu Alassane Fall moom moo di tàggat équipe bi nga xamante ni moo di Dakar Sacré-Cœur moom nag ma ngay rafetlu taxawaayu ndawam. match bu xawoon métti la tuuti parce que dañ dajaloon ay match ñaari match yu ñu am défaite beneen côté bi tamit ñaari tali même bu dee ñàkk na ay match yu bëri am na match bu mu gagné mooy match bu mujj bi donc dina ñëw ak benn capital confiance boo xam ni danaan kii du ma ko bàyyi mu jóg ñun tamit on était obligé dañu def lépp suñu kamtalaay kattan pour gagner match bi. waa ci yàkkamti la parce que boo tollee benn situation yenn saa yi li ngay def du ànd ak tey du ànd ak lucidité moo tax de part et d'autre même ñoom tamit am nañu sax yenn situation boo xam ne xëy na mënoon nañu ko exploiter mais ñun yàlla dimbal nañ ñun bi ñu demee dugg ci surface bi jouer en 1-2 dañ jàkkaarloo directement góol bi rek pousse ko mu dugg. waaw li ko waral nag du leen lu ay xale lañu yor ay xale yu ndaw lañu yor bokk nañ ci ñi équipe bi gën a yor ci ay xale mais bon loolu la ñuy laaj moom la ñuy jouer amuñu tey ay joueurs d'expérience yoo xam ne mën nañu wax ni que kii yàgg na fii yàgg boo xam ne war na mën jël équipe bi yóbbu ko si kanam mais boo xoolee ci compartiment yëpp ay xale ñoo si nekk moo tax bon dañuy naxante ak ñoom daal. waaw jéem a góorgóorlu rek jël xale yi entraîné leen teg leen ci kanam nit ñi gis leen bon ñaanal leen tamit suba ñu am yenn situation yu gën yi. ñaari tali gannaaw ba mu amee ndamam bu njëkk ni ki weekend bee passé ñëpp yaakaaroon ni dana gën a juyee di joyanti li nga xamante ni moo di mbir yi waaye daal nañu delluwaat ci place bi nga xamante ni daal fa la ñu nekkoon loolu nag daal di metti loolu kii di Assane Gueye moom mi nga xamante ni moo del ni tàggat la mu gis nag moo di faw rek ñu joyanti mbir yi laata muy yéex te danañu juble ci liggéey bi ci nu mu gën a gaawee ñu déglu ko ci micro Idiwane. xam nga match moom vraiment bi ñuy ñëw dañ xalaatoon gañ mais malheureusement ñëw nañ perte te li gën a métti mooy équipe bi ñuy pertal mooy équipe bi nekk bas tableau bi donc bu ñu gañee woon tey dañuy ñëw à 9 points comme moom mais malheureusement perte nañ match bi léegi li am solo mooy continuer travail et comme dimanche prochain dañuy dem Mbour jéem a avoir fa un résultat positif mais comme championnat des na 2 jours dañu continuer liggéey rek yàlla baax na à partir de lundi ñu ngi teel di liggéey mais xam nga football moo aléatoire donc li am solo muy liggéey jox xale yi ay clés yoo xam ne pour bu ñu demee à Mbour mën fa am résultat positif ñu continuer liggéey rek métti na trop mais football moo doy waar mais xam nga loolu équipe yëpp la parce que tey football sans supporter moom dafa doy waar mais malheureusement bi ñu ñëwee stade dañ leen wax ni arrêté bi génn donc dañuy ñaan les autorités ñu jàppale gars yi pour gars yi mën dugg si stade parce que équipe mel ni ñaar tali force mooy d'abord ses supporters waaw donc loolu am solo. ci dimanche gi nag la ñoo fas yéene kon bokk yeggal ni ki jongante yi ci bu 17h jotee choc bi nag diggante génération foot lay daal di doon ak AS Douane ñaari équipe yi jamono gi ñoom ñoo féeteegum ci place bu njëkk beeg ñaareel ba ka ca am ndam nag di nga daal di jël li nga xam te ne moo di place bu njëkk bi leneen li nga xam te mën nañ ko wax ci les jongante ci Ziguinchor stade Aline Sitoé Diatta classique la diggante Casa Sport bu Ziguinchor ak Jaraaf bu Dakar ci bu 17h jotee stade Alassane Djigo foofu itam dana am jongante diggante AS Pikine ak Jambar bu Saly ci stade municipal bu Mbao Gorée dana fa tasek ñii di waa Ñambur bu Louga Gorée féetee ci avant dàcc gi ci terrain bu CNEPS ca Thiès foofu CNEPS Excellence dana fa tasek ñii di waa Mbour Petite Côte ca Mbour stade de Mbour dana fa tasek ñii di waa Teungueth football club ci classement Ligue 1 bi ka féetee ci place bu njëkk ba nag moo di AS Douane ànd ak Jambar bu Saly ñoom ñaar ku ci nekk daal dina am fukki poñ ak juróom-ñeent te dimanche gi ñoom ñooy daal di tase ñetteelu place bi nag génération foot moo fa daal di nekk daal di am fukki poñ ak juróom-ñett ñaari tali moom moo di ndàcc gi Gorée moom moo di avant ndàcc ci classement bu Ligue 1 bu Sénégal Ligue 2 bi ñu daal di ko waxtaanee ñoom itamit ña nga doon wéyal seen i jogante ko amoon solo itam ci diggante Africa Promo Foot ak Port féetee ci avant ndàcc gi ak ndàcceel gi jàppale nag ci lu jëm nag ci gile jongante dañu daal di match nul ni ki samedi gi 2 buts partout di score bi nga xamante ni daal ba tey da leen di daal di teg ca place ko nga xamante ni fa la ñu nekkoon laata ñuy daal di soobu ci gile jogante ca Fatick Kër Madior moom dafa daal di fekk ñi di waa AJ Fatick daal di leen daan benn bal ci benn pour waa Kër Madior bu Mbour ba tey ci wàllu jongante jàppale nag nit ki dimanche gi la ñu ko fas yéene jeexal jongante yooyu le stade Amadou Barry bu Guédiawaye 17h diggante Union Sportive Ouakam lay daal di doon ak Thiès FC stade Ibrahima Boye 17h GFC dana fa tase ak jamono bu Fatick ci stade Mawade Wade ca Ndar Linguère bu Saint-Louis féete ci bopp raw gàddu gi dana fa dalal étudiant yu Dakar du waa Duc stade Fodé Wade bu Saly 17h diggante Demba Diaw FC bu Mbour lay daal di doon ak ñi di waa Sonacos ci lu jëm ci classement Ligue 2 bi Linguère de Saint-Louis ba tey moom moo nekk ci bopp raw gàddu gi daal di am ñaar fukki poñ ak ñeent fukki poñ ak juróom-ñeent moom la Kër Madior daal di am féete si ñaareelu place bi Demba Diaw FC moom mu nga féete si ñetteelu place bi daal di am 17 points relégable maanaam ñi nga xam ne fi amoon dañu daal di kon bokk wàcc moo di Africa Promo Foot ak ñii di waa Port
ñu dem ca France waxtaanee seen championnat olympique bu Marseille moom nga féetee jamono gi ci juróom-benneel place bi niki samedi gi c'est ba ñu doon door li nga xam te moo di seen 30e journée ci Ligue 1 bi ñoom nag ña nga woon ca Nice waaye Nice daf leen daal di daan yu métti sax ñetti bal ci dara. Rennes jamono gi féetee ci juróom-ñaareelu place bi moom dafa fekk Metz dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci benn kii di doomu Sénégal gi di Ndiaga Yade moom moo jot a dugal sax bitu Metz waaye yëf yi mujjut a doy ci lu des nag ci wàllu jongante ci championnat bu France dañ ko daal di yeggali niki dimanche gi ci bu 12h jotee diggante Strasbourg lay daal di doon ak Lens 14h Bordeaux moom dana fekki Montpellier ci dëkkam Brest dana tas ak ñi di waa Angers Dijon di dala ñi nga xam te ñoo di waa Reims Lorient moom dana fekki Nantes ci dëkkam 16h05 diggante Lille féete ci place bu njëkk bi ak Nîmes lay daal di doon Lille mu nga rawee ñetti poñ ñi di waa Paris Saint-Germain féete si ñaareel place bi PSG googu la sax moom mën nañoo jàppale am na xew lu rëy niki dimanche gi ci bu 21h jotee ndax dana fekki Lyon ci dëkkam Lyon mi féete si ñetteelu place bu championnat bu France. ca Espagne foofu Real Madrid ba tey mu ngay wéy di teg pression équipe nga xam te ne jamono gi moom moo féete ci bopp raw gàddu gi moo di Atlético Madrid fu mu toll ni nag ñetti poñ daal dox seen diggante la ko waral moo di samedi gi Real Madrid moom dafa daal di daan ñi di waa Celta Vigo ñetti bal ci benn ka ca ràññee ko nag moo di Karim Benzema jot a dugal ñaari but ba pare joxe benn passe décisive ñoom nag jàpp leen ni fu mu toll ni na ma leen ko waxee ñetti poñ moo daal dox seen diggante ak ñi di waa Atlético Madrid sax ñoom dimanche gi ci bu 17h30 jotee danañ daal di dalal ñi di waa Alaves 20h Real Sociedad lay daal di doon ak ñi di waa FC Barcelone féetee si ñetteelu place bi FC Barcelone nag moom benn poñ dox jamono gi ci diggante ak Real Madrid féetee si place ñaareel bi ka féetee nag ci place bu njëkk ba di Atlético Madrid moom jamono gi ñeenti poñ moo daal di dox ci diggante ak ñi di waa FC Barcelone. ca Angleterre ñu ngi seen 29e journée niki samedi gi wala bokk niki dimanche gi jàppaleen ni genn jongante mooy daal di am ngir daal di ko ndarkap ci bu 15h jotee diggante West Ham United lay daal di doon ak Arsenal féetee ci fukkeelu place bi ci classement googule sax ka féetee ci place bu njëkk bi moo di Manchester City daal di am 71 points deuxième Manchester United am na 57 points 56 points moom la Leicester daal di am féetee ci ñetteelu place bi nag Chelsea moo fa daal di nekk daal di am 51 points Liverpool bu Sadio Mané mu nga féetee ci juróom-benneelu place bi daal di am 46 points foofu la ba tey ci Angleterre ni ki kon bokk samedi gi ñu ngi doon amal seen quart de finale FA Cup Southampton moom dafa fekki Bournemouth ca dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci dara Manchester City moom itam noonu la daal di def daal di fekk Everton ci dëkkam daan ko ñaari bal ci dara. championnat bu Italie ñoom ñu ngi seen 29e journée ñaari jongante kott ni ki amoon si samedi gi jàppale ni itam Bologne moom dafa fekki Crotone ci dëkkam daal di ko daan ñetti bal ci ñaar Spezia moo daal di dalal Cagliari ba pare daal di ko daan ñaari bal ci benn la ca des nag ci jongante danañ ko daal di amal niki dimanche gi ñu mën see jàpp jongante ko nar a dox ci diggante Juventus de Turin féete si ñetteelu place bi ak Benevento 14h lay daal di doon geneen jongante 17h diggante Fiorentina ak Milan AC féete si ñaareelu place bi 19h45 nag diggante AS Roma lay daal di doon ak Napoli bu Kalidou Koulibaly ka féete ci place bu njëkk bi ci championnat bu Italie moo di Inter de Milan waaye ñoom seen jongante ko naroon am seen diggante ak Sassuolo niki kon bokk dimanche gi dañ ko daal di dàq ba jëmmi jamono. championnat bu Allemagne foofu Bayern Munich ma ngay wéy di nekk ci bopp raw gàddu gi gën a xóotal sax diggante ak ñi nga xam te ñoo féetee ci gàddu gën a xóotal sax diggante mag ñu féete ca suuf jàppale nag ñoom ni ki samedi gi daal dinañoo am ndam seen diggante ak ñuy waa Stuttgart ñeenti bal ci dara Lewandowski moom jot naa dugal ñetti but ñoom waa Bayern Munich jamono gi ñeenti poñ daal di dox seen digg ak Leipzig féete si ñaareel place bi Haaland moom daal dina dugal ñaari but pour équipe bam bii nga xam te ne moo di Borussia Dortmund waaye yëf yi mujjut a doy ndax Cologne dafa daal di égaliser 2 buts partout le match bi jeexee ñoom waa Dortmund nag jamono gi ñu nga féete si juróomeelu place bu classement bu championnat bu Allemagne. ñu daal di ko jeexaleeg wàllu MMA ak combat gu naroon dox niki samedi gi ca Varsovie capitale bu Pologne diggante Bombardier ak Pudzianowski di doomu Pologne kookule combat nag dañu ko mujj annulé la ko waral nag moo di kii di B52 bu Mbour di Bombardier dafa daal di feebar ndax mettitu biir moo ko daal di tëral moom nag si la ñu xamle sax moo di Bombardier danañ ko opéré niki foofule ca Pologne kon mbokk yi fii la ñu koy daal di yemle Sport Weekend Cheikh Tidiane Ndiaye mu féete woon ci micro bi ci machine gi Matar Sam di ko jaajëfal di rafetlu si ànd ak rajo Futur Média.
ñu koy jaajëfal moom tamit Cheikh Tidiane Diagne mbokk yi foofu la ñu yem ci xibaar yi ne ñu dafa pàttali ci la ci gënoon a fas. El Hadj Ndiogou Diène. boîte de nuit restaurant yi ak baar yi ci Ndakaaru boîte nañu gouverneur bu Dakar jox na ndigal pour ñu tàmbaliwaat seen yëngu-yëngu gannaaw bi ñu yëkkatee am matuwaay yi doon tere luñ mel kuréel gi ëmb ñi yóbbu gerte ca bitim réew di ñaan ñu yokkaat app gi pour campagne njaayum gerte bi ñoom ñu xam ne ci lu ëpp 200 ak juróom-ñaar fukki junni tonne gerte yóbbugum nañ ko ca bitim réew bi campagne bi tàmbaleeg léegi ndaw yu Dagana di sàkku ñu ubbiwaat usine tomate ba fa newoon di Sokaas ndax nee na ñu bëri ci ñoom amatuñu xëy ba usine ba tëjee ba léegi tàggat yaram football ñuy weel tey 11e journée bu Ligue 1 ay match yu ni xaar yu nar a neex muy match bi nar a dox diggante AS Douanes ak Jàmbaar naka noonu tam diggante Casa Sport ak Jaraaf mu fekk nag jamono jooju waa fédération di xam ne daañu wutal vol privé joueurs yi nga xamante ne français yi football te nar a ñëw wuy si ci équipe nationale seen match yi ni amal loolu nag ni ko waa France sàkko woon na mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak